téléspectateurs yi seetaan Mbour TV matinal ñu ngi leen di nuyu ñëpp si seen teewaay ànd ak ñun tey ci altine ji ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier 2019 ñu am mbégte nag teewandoor ak yéen début semaine bi nga xamante ni tey muy altine ànd seeg Binta ak ki nga xam ne moom mooy Aïda ñu ñëw ak yéen si seen émission Mbour TV matinal comme ni ñu koy defee semaine bi door ma ànd seeg Binta mi nga xamante ni moom mooy def rubrique Dóor waar Binta maa ngi leen nuyu di wax nag naka semaine bi nu mu démarré. fay naa la Djib Diop Ndiaye di la ne rek xanaa mbette rek ba ñun moom sawat ci liggéey. waaw xanaa tey la yow tamit metti na trop waaye moom faaw ñu jox ko. jar na ko. lan ak ko bëgg a wax nuyu naa la Aïda nuyu téléspectateur Mbour TV nuyu suñu caméraman bu ñuul bu ñaawul bi mais di nuyu suñu caméraman ki nga xamante ne moom lañ daam saa su ne Zal ñu ngi lay bëggee saa su ne xam naa ne sa weekend bi moom yokk nga ko ba mu neex di leen ne rek la siste Binta ñëw nag yéen rek ci seen rubrique Dóor waar yéen a ma gën a xam saa su ne rek boo leen yeewoo rek ku jóg sa lal rek moom ngay njëkk a xalaat lan laa mën a def tey si journée bi ndax mu mun a am ndax ma mën a am xaalis ndax ma mën a am dépense. jaajëf Binta borom rubrique Dóor waar waaye tamit Aïda mu ngi nii borom askan wi société bi jafe-jafe yi askan wi di dundee waaye tamit innovation yi nga xamante ni dañ koy gis ci wàllum njëriñ li askan wi di am Aïda na nga def naka sa weekend bi. ji bi maa ngi fi weekend bi mooy nii rek neex na la siste Binta maa ngi lay nuyu mbokk téléspectateur u internet Mbour TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay man ci nekk rek ñu lay fekk ba fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di nuyu suñu caméraman bi Abdou di ko jaajëfal moom tamit ci teel a yeewu bi. waaw teel a yeewu. mais baax na ba tey comme tey teel naa ñëw. ñam na li ñuy ñam ñu nit ci fajar gi. di nuyu téléspectateur Mbour TV yëpp yi ñuy seetaan seen émission Mbour TV matinal dooratina ñu yeewoondoo ak waa Petite Côte bi ngir fas yéene ñëw bokk ak yéen li nga xamante ne nii moom la ñu indi tey comme niñ koy defee rek chaque jour dañuy ñaanal ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci hôpitaux yi di wax yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat képp koo xam ne yaa ngi ci jafe-jafe wala ci tolof-tolof yàlla na ko suñu borom saafara ba aajo yëpp faju waaw di profito rek di jaale aussi suñu mbokk moom nga xam ne Thiès la dëkk nekkoon koo xamante ne nii kenn la woon ku am jom étudiante bëgg li muy def mën ko aussi yàlla def mu génn àdduna di xale bu ndaw di ñaanal yàlla lépp loo xamante ne rek def na ko ci lu baax ci àdduna yàlla bu mu ko réccu yàlla na ko malaakal yërmande teeru di ko jàll ay mbokkam yépp di ko jàll waa ISEC yépp tamit ak Djibi Diop Ndiaye mi nga xamante ne nii mook ñoom ñoo nekk ISEC ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen massawu tamit ci li ñu bokk. jaajëf mu ngi noonu kon ñu koy jaale ñëpp waaye tamit suñu président bi génn àdduna démb moom tamit ñu ngi koy jaale waa ISEC. ji bi loolu metti na de benn école deux personnes. kii vendredi kii dimanche parce que démb moom dafa def accident. diggante Caajaay ak Taatu gi. ndeysaan waaw moom yal na leen yàlla yërëm. amiin amiin xam naa dañuy mujjee bàyyi jàng yooyu ak liggéey bi parce que da ngay amiin. boo doon dugg ci du nekk tëju sax. déedéet ji bi xam nga man li ma jaaxal léegi jeunes yi ñooy dee te boo xoolee nit ki day dem ba avenir am xam nga jigee ko ba nga woon a teg tekki rek xam nga ñu ne la diw gaañ na nañ toog rek croiser les bras bañ a liggéey rek bañ a jàng. loolu xaru lay doon yàlla boo leen defee loolu da nga ñuy xaru kon nag bu yàlla indee natt suñu waaw yàlla yërëm. neen ko gëm ne natt day am ci àdduna ni bànneex di amee noonu lay natt di amee ni nit di ñëwee ci àdduna noonu lay nit di génnee àdduna loolu mooy àdduna kul nafsin zaa'iqatul mawt waaw loolu la yàlla wax kon nag mu ngi noonu Binta métti na waaye tamit dañuy muñ waaw mu ngi noonu kon nag yal na leen yàlla xare àjjana jéggal leen mottalee seen ndaw te àjjana yi gën a kawe barki Seydina Muhammad Mbour TV matinal door na ànd ak yéen tey altine ji comme ni ñu koy faral di defee rek waaye dañuy ànd ak yéen ak Aïda mi nga xamante ni moom moo fi teew tey si sponsor leader. waaw dañuy daal di dem régie rek seetaan publicité ak waa kër Binta Fashion chez Kumba dellu si waat ci seen plateau Mbour TV matinal. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak kër Binta Fashion kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre
bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére Kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag. waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement. Kër Binta Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinale. ay ca bàkk ba jibatina Binta Fashion ñëwati ak yu baaxam comme ni ma leen koy waxee rek saa su nekk mooy ki nga xamante ne mooy jaay qualité ak quantité lépp lu ngeen soxla rek ci produit boo xamante ne nii ak quantité bu mu mënti toll rek Binta da koy am waaye lépp loo xam ne cheveux naturel la 100% Binta da koy jaay frontal Binta nee na bàyyiwuma ko benn yoon waaye la ma gën a neex nag muy jasner Binta am na ko ci si xew yi aussi am na ko yéen ñi nga xam ne da ngeen di waaj a marié Binta am na ay robe de mariage yoo xamante ne nii dañ ko defar ba pare da ngay ñëw rek jënd waaw da ngay ñëw rek sol accessoires yi tamit disponible na lépp loo xamante ne nii lu baax la rek waa kër Binta Fashion chez Kumba dañ koy jaay waaye li ma gën a neex nag Binta nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen di réparer seeni peau waaye yéen ñi nga xamante ne nii da ngeen a didim sama genre Binta indil na leen diw boo xam ne spécial la am na pour teint noir am na pour ku xees wala ku ci bëgg teint marron sax boo jaaree ci Binta da lay daal di defar ba nga yànj ni ko Binta tuddee mooy nag Binta fépp mooy Binta fépp waaye Binta nee naa leen qualité moo gën quantité. avec Binta Fashion rek la vie est belle. tout est possible loo bëgg am na. maa la ko wax. jaajëf mu ngi noonu Binta Fashion ñu koy gërëm bu baax suñu sponsor bi ànd ak ñun di innové tamit ci wàllum njaay ndaxte jaay boo koy def soo innové wu rek dañ la fay romb dem wuti keneen waaye Binta yaakaar naa ne kenn du ko fa romb ndaxte li muy defar ak li nga xam ne moom lay teg ci table technologie ci wàllum njaay nit ñi sopp neen ko bu baax a baax comme ni koy Aïda di waxee ànd ak yéen léegi dem seeti météo du jour daal di dellusiwaat ci plateau Mbour TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous débutons ce bulletin avec cette alerte de vent fort qui est d'ailleurs actuellement en cours. Donc une alerte qui s'énonce comme suite. Vent assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur toute la côte à partir du vendredi 18 janvier à 6 h du matin et jusqu'au samedi 19 janvier à 23 h. Donc au regard des dégâts que pourrait occasionner ce phénomène météorologique, une vigilance absolue reste de mise pour les usagers de la mer et la population riveraine qui pourrait ressentir les effets de ce vent fort. Pour le reste du temps sensible, une fraîcheur nocturne et matinale s'intensifiera davantage à l'intérieur du pays. Un peu plus loin vers l'après-midi, la canicule refait surface avec un temps ensoleillé qui sera noté sur l'ensemble du territoire. Ce qui est d'ailleurs étayé par l'IMASAT qui nous montre, hormis ces bandes de nuages d'altitude qui défilent par moments sur le pays, un ciel quasiment dégagé sur l'ensemble du territoire sénégalais avec des vents d'harmattan, donc ces vents de secteur nord-est nous provenant du continent qui vont intéresser la quasi-totalité du pays, laissant le littoral sous l'influence des vents d'alizé maritimes.
ce qui se traduit d'ailleurs en termes de prévision pour cette nuit à la matinée de demain par une baisse généralisée des températures mini, baisse qui sera plus marquée à l'intérieur du pays. Hormis Dakar qui enregistrera exceptionnellement 20 degrés qui constituera la température la plus élevée. Le reste du pays, pour le reste du pays, les températures mini seront comprises entre 14 et 16 degrés, 14 degrés vers Saint-Louis, 16 degrés vers Podor. Au centre du pays, les températures seront partagées entre 15 degrés vers Louga, 16 à 17 degrés sur l'axe Linguère, Diourbel, Kaolack. Un peu plus loin vers le Sénégal oriental, 19 degrés sera attendu vers Bakel, 18 vers Tamba, 19 vers Kédougou. Ces températures mini vont chuter jusqu'à atteindre 12 degrés vers Kolda. Donc une baisse généralisée de ces températures sera attendue avec une forte sensation de fraîcheur à l'intérieur du pays durant ce week-end. Par contre, pour l'après-midi de demain, la canicule refait toujours surface avec toujours ce contraste thermique qui sera marqué entre les températures mini et les températures maxi. Donc les températures maxi vont dépasser même les 35 degrés à l'intérieur du pays jusqu'à atteindre 39 degrés qui sera le maxi des maxi attendus vers Bakel, toujours sous un ciel ensoleillé. 35 degrés sera attendu un peu vers le centre du pays, 31 à 30 degrés entre Podor et Saint-Louis. Au sud du pays, les températures seront partagées entre 33 degrés, toujours sous un ciel ensoleillé vers Ziguinchor, 35 vers Kolda et 37 vers Kédougou. À l'approche du littoral, vers Dakar, les températures maxi accuseront une baisse assez marquée avec l'influence des vents d'Alizé. Ces températures vont chuter jusqu'à atteindre 26 degrés à Dakar, toujours sous un ciel ensoleillé. Chers téléspectateurs, retenez surtout cet avis de vent fort en cours, donc un vent assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur toute la côte à partir du vendredi 18 janvier à 6 h du matin jusqu'au samedi 19 janvier à 23 h. Pour suivre l'évolution de ce phénomène, restez toujours connectés sur www.anassim.sn ou visitez la page Facebook de l'ANASSIM. Ainsi prend fin votre bulletin météo. Passez une excellente soirée et passez un très bon week-end. jërëjëf merci beaucoup météo du jour baa ngi noonu ñu ànd seeg waa ANACIM ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu lépp loo jëm ci wàllum jaww ji ak ci climat yi nga xamante ni jamono ji seddaay bi boo xëy dina sedd torop bu guddee tamit dina sedd ngeen di fàllu fa war ngeen di mën a sàggandikoo noonu ñu koy waxete war ngeen di mën a fàggandikoo ay mbàjj waaw kay war ngeen di fàggandikoo ay mbàjj sama maama ma yar ji bi waaw dégg nga wolof waaye de xam naa ne sa maam moom war nga koo ñaanal bu baax yàgg waaw war ngeen di fàggandikoo ay mbàjj yu baax a baax waaw mbàjj yoo xamante ni moom mooy tax ngeen di mën a nelaw waaye tamit ku ci am mbàjj ñaari nopp yàlla boole waaye amagul mbàjj ñaari nopp nañ ko wuti ji xam ne loolu rek moom mooy àdduna genre Abdou yi waaw kay Jibi Diop Ndiaye foo koy bàyyi ñu am yu sérieux yi boo waxee mu ne su ma amoon lu sérieux comme Jibi dinaa wuti jawaar moo ngi noonu suñu waa ji am di ñu koy gërëm bu baax waa tey ci relève bi nga xam ne moo ko jël Binta ñu ñëw tey ci rubrique Dóor waar defe naa da ngay indi tey beneen dimension artiste peintre bismillah waaw Jibi Diop Ndiaye tey ba tey rek ñu des ci wàllu liggéey bi rek yéen a ma gën a xam Dóor waar nee naa leen chaque jour rek bu ñu fëlee fii bu subaa rek ñu fël feneen su ko defee rek xeetu liggéey la rek ñun xeebuñu benn liggéeykat kuy liggéey rek ku croisé wul lay bras rek kooku lañ bañ a gis waaye koo xamante ne moom day yëngu si dara rek da ngay nekk suñu xarit ñi daal di waxtaan ak yow nga sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi ñi nga xamante ne dañoo toog ci mbedd bi di fa xaar ataaya wala di xaar benn booy bu romb rek ñu ñaan ko 100 francs di leen rek ngeen góorgóorlu àdduna moom boo góorgóorlu rek yàlla dalay jàppale su ko defee rek ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy peintre d'art si nga xamante ne ñoom ñooy def peintre su ko defee bi Jibi Diop Ndiaye xam naa ne yor nañ fi vidéo élément bi dañuy dem rési rek xool élément bi rek après ñu dellu si waat si seen émission Mbour matinal. donc ñun suñu liggéey moom mooy li ñuy xalaat ñu di ko def ci peinture
ci ay forme ci ay couleur pour mën a exprimer ñun suñu xam nga li ñuy waxee suñu yëg-yëg ci wolof. donc ñu ngi mel ni musicien bi ci yore ndëndëm wala mu yore flûtam dafay génnee li nga xamante ne mooy son mooy li muy yëg ci yaramam te loolu day dem bay bëggal doomu aadama yi. Youssou Ndour bu wéyee wala Baaba Maal wéy wala ni ñu koy waxee Dexter Ismaïla Lo wala keneen nit ñi des fois ndax wéy comme ni ñu koy waxee rek bu yeetewul yëglewul tuddatul wéy comme ni ko Thione Seck di waxee ay naxaate la. peinture aussi su fekkee ne mënul gindi jamono ji nit ki mënul xool liy développé dëkk bi ci biir tableau bi mënul xool li saafara jàngoro xel yi ak xol yi ci tableau bi dafay mel ni jaratul ñuy peintre parce que peinture lu sérieux la et loo xamante ne c'est une nu ñu koy waxee expression bu muuma la c'est une expression muette donc la sensibilité ni ñu koy waxee sensibilité nit ki moom rek moo mën a pénétrer art pour mën ci tukki ci biir art bi dem ci génération ak génération ci ginnaaw ou dem ci dëkk ak dëkk et li nit ñi yëg seeni tawatu nit ñi ak li xew lépp dañ koy retrouver ci biir création artistique. waa xam naa ne seetaan ngeen vidéo bi ki nga xamante ne moom mooy Paul Hann moom mooy artiste peintre bi moom moo dessiné lii gis ngeen na li nga xamante ne lii boo ko xoolee rek lu mu lay ban image la lay jox image jigéen la lay jox maanaam valeur jigéen maanaam jigéen maanaam dafa valoriser jigéen si bu ñu la ne lii nit moo ko def waa da ngay ne déedéet da nga koy wedde moo tax ma leen di wax saa su ne rek da ngeen góorgóorlu parce que lépp loo bëgg rek si sa xol rek te nga bëgg cee njëriñ rek yàlla dina la jàppale gis nga kii sénégalais la waaye mu ngi États-Unis Djiby Diop Ndiaye. waaw man li ma ci jaaxal mooy ñoom seen tableau yi day wax parce que waa tableau bu ci nekk ñoom boo demee dañ lay expliquer ne la lii ak lii ak lii ak lii lay signifier dañuy jël des fois jigéen boo xam ne mu ngi ci àll bi di liggéey ñu def ko tableau dessiner ko jël koo xam ne mu ngi soq wala mu ngi yor leket wala genre yooyu ñu dessiner ko soo xoolee kii mu ngi fob doomam mais kii mu ngi téye doomam ci loxoom kii aussi même chose boo xoolee dafay mel ni comme si dafay am lu muy séentu ci kaw. mu ngi ko doon wax sax nee na yii nii boo gisee ñu def ko dañuy valoriser maanaam njëriñu jigéen ci société bi parce que jigéen ñoom ñoo yor xale yi ñoo yor doom yi ñoom ñoo yor famille yi donc ñoom ñu def la ko repré comme ni ko Aïda waxee dañuy gis ne am na lu nekk seen xol ñu koy génne wala am na loo xam ne gis nañ ko lu njëriñ. voilà parce que ñoom damay faral des fois di dem ci village artisanal bu Saly ñoom boo leen laajee dañ lay wax dañ la naan ñun li ñuy dessiner ci suñu xol lañ koy jëlee di ko dessiner parce que li nekk ci suñu xol te mënuñu ko wax moom la ñuy defar pour nit ñi di ko gis léegi buñ ko defee rek ñun dañuy soulager wu parce que dañ koy teg ku romb rek da ngay laajte wala da ngay laajte ñu expliquer la wala da ngay taxaw di xool ça veut dire que am na lu muy def ci nit ñi boo xoolee lii buñ la nee sénégalais moo ko defar da nga naan déedéet buñ la nee loxo moo ko defar te lii lépp peinture la lii ñu ko defaree papier la lii peinture la ay pinceau lañ ko defaree mixé te ñoom ñooy mixel seen bopp peinture bi waaye ñooy defar seen bopp peinture bi donc affaire bu nice la ñu koy rafetlu bu baax. nice na trop tey day naasal dëkk tamit xam ñoo xamante ne si tali yi lañ koy def seen lu bëree dañ koy romb seen publication yi ñuy def si tali bi des fois dafay rafetal dëkk mais boo noo munta gaaw rek boo fa yéegee rek da ngay taxaw daal di xool lii ak lii lan la signifie ak lii lan la mën a wala waa lan lay def si nit am na solo bu baax liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo. dañ ciy def sax lu ñuy wax vente aux enchères maanaam defar tableau bu mag yóbbu ko ci gouvernement yi wala yóbbu ko ci ay nit yu am doole ñu koy jënd ay millions. donc moom wax na ko sax ci vidéo bi ñu koy jënd ay millions yu bari loolu tamit day tax ñu gën a valoriser art maanaam liggéeyu art ci biir waa réew mi. des fois ñi xool la nii ba mu neex leen ñi dem dessiner la man loolu daf may jaaxal. waaw nii nga xool Aïda rek dem dessiner Aïda te day nekk Aïda. loolu moom wax dëgg yàlla liggéey rek moo bàyyi dara ci yow de dañ lay topp ba sës kay. loolu am na solo bu baax. kon nag Paul
waxtaan ñu koy gërëm bu baax a baax di gërëm Binta mi nga xam ne mooy ñu rubrique bi tey mu nekk lu jëm ci wàllum art defar ay tableau d'art xam naa ni dinañ ci gën a ñëwaat gën see xuus parce que moom nee na bëgg na ñëw fii Mbour TV daal di toog ak ñun ci émission bi ñu ngi koy xaar moom mu ngi nekk États-Unis waaye nekk xaritu ki nga xam ne mooy Kalidou Kassé mooy artiste bu gën a siiw fii Sénégal Kalidou Kassé ñoom ñaar liggéey neen lu bare bare bu ko defee bu ñu jógee foofu nag ci Dóor waar ñu dem seeti Aïda mu ànd ak ñun tey lu mu indi ci altine ji. waaw jibi tey nag altine ji moom ñu di ko wax lundi sax laa gën a xam ah yow yaa ne sa maam la yaa. moo ma jaaxal yaa ngi jaay wolof léegi. waay balaa ngay wax si sa kii bi wax ñu dara si sa soirée Wally Seck bi rek. du pib rek waaye parce que. Wally Seck yow waxal. waa kay nga ñëw amul problème. waa kay. waaw nag xam naa rek balaa ma ci commencé dara bi mooy laaj waa régie ñu jox ma vidéo bi rek ñu seetaan ko après dañu si wàllu plateau Mbour matinal. sama yaay damaa may benn waajoo xamante ne bëgguma ko defoon naa lu nekk mais waa ji daal lañ ma forcé may ma ko mais sant yi nii may nañ ma ko mais dimanche bii nii di ñëw lañ ma wax ne si laay sëy yi te man bëgguma kooku ki ma may nii man bëgguma ko keneen laa bëgg danga ma def mariage précoce en même temps aussi mariage forcé yëpp lañ ma boole te man bëgguma kooku noonu te nee nañ dimanche bii laay sëy mooy loolu te man bëgguma kooku. instant yi 16 ans la am le 11 août bii nii laay am samay 17 ans yu mat 11 août. léegi waa ji ñu may kooku la. kooku Touba la dëkkee. mosoo gis. mës naa koo gis kay Touba la dëkk. à peu près ñaata at lay war a am. kooku ay 29 ans. ay 29 ans. ok moom dafa marié à côté. non marié wul. lii mooy premier jabaram. waaw. ok waa ñaan si nag ma bañ may ma ko bu yàgg. premier jour bi ma koy njëkk a waxee damaa bañ si laa bañee ma woo sama papa man waxoon na ko man bëgguma ak yooyu noonu. si la ñëwaatee si man kii ma lu nekk mu wax ma ko ba finalement si laa ne ko waa am problème ak ndax wax yi ñu doon wax ak yooyu si la wooyee sama papa wax. sama papa tamit yónnee ay kii ay magam fi nekk village ba ku góor ki tamit kii ay magam ñu ñëw ñaan si jabar def lépp teguñu si ay quelques mois ku góor ki ñëw kii ma tëddee ma te loolu rek ma koo def par piège samay xarit ñoo àndoon ñu yóbbu ma ba jàmmalaay forcé ma danga maa nax ne ma waaj ak benn xaritam ñoo àndoon ñëw ne daan benn yóbbante bu ñuy jëli ma ànd ak ñoom ba si benn kër nekkati foofu auberge la ñu dem waaji ne sama xarit yi nañ ñibbi man damay fanaan ma yuuxu foofu noonu yuuxu ne damay ñibbi ñu forcé ma ne damay fanaan yóbbu ma si kaw premier étage dugal ma si benn chambre waaji bëgg maa kii tëddee ma bañ yuuxu lu nekk ñu def ko ñu ne ma simmeeku lu nekk ñu def ma ko foofu noonu waaji ak xaritam bi ñu ne par la force waaji damay tëddee waaji kanamu xaritam bi waaw si auberge ba ma simmeeku mu tëddee ma sama yaay moo yabal ko góor ki ne ko def ko piège ndax boo ko waxee loolu noonu moom du ñëw xale bu góor bi def ma piège moom ak xaritam bi ne dañ maa kii dañuy yóbbante ma dem ñu forcé ma non boobu sama yaay mu ngi kër ga mais sama yaay moo leen jox ndigal daawaati jéeg la bi may def CM2 waa te instant yi maa ngi def ni 5e waa fekk na maye nañ ma boobu mais dañ maa forcé lépp dañ maa forcé mayee beeg lépp dañ maa ko forcé mooy kii instant yi li ma si gën a metti mooy dañ ne dimanche bi nii laay sëy te man bëgguma kooku noonu. gis ngeen nag élément bi nga xam ne moom lañ doon seetaan parce que xale bi nee na 17 ans la am ñu bëgg ko def mariage forcé bëgg ko may koo xam ne nii bëgg ko ba pare li ma ci gën a metti mooy nee na da waa ji jël na ko sàcc nañ ko yóbbu nañ ko linde meel comme li mag ñi doon wax sàcc na ko yóbbu na ko mais man jibi xale bi ni muy waxee man daal xaw na ma jaaxal parce que boo déggee ay waxam danga naan am na 20 ans wala am na 28 ans. yooyu ngay wax parce que ay waxi mag lay wax. waaw mais xale la. moo tax ñu maye ko. jibi bàyyi maag xale la lan moo tax yaayam bëgg ko forcer maye ko est-ce que yaayam gisul ne kii su ma ko teelu la maye léegi nii après mën naa ci am gàcce ci moom. ku mu bëgg ku mu choisir ñu may ko ku mu bëgg. est-ce que ka mu bëgg moom pare na nekkul élève comme moom waxuma étudiant de. waaw élève comme moom waaw léegi moom bu parewul de kon daal duñ ko may quoi dañ koy wuti. mais jibi fii koo fi may sa doom ci 16 ans élève la muy jàng da lay sonal yow yaayam. day sonal sa doom sonal la parce que yorul lu mu ko yoree. yàllaa yor ñëpp. jibi nee na bu ko yàllaa yor xaw ma lan nu mu ko waxee noonu mais kon lan moo tere moom mu takk bëggoo takk doomu jàmbur di ko sonal moo tax. yàlla àdduna amul solo. àdduna amul solo lépp teraanga la gis nga xale yi léegi ñooy tax seen parents yi sama genre gi ñooy tax seen parents yi di leen maye ci benn âge bi parce que boo ñëwee am 16 ans
bëgg yëfi mag buñ la nee jàngi lu mu teel balaa ngaa génn di nga laal poudre laal crayon def rouge à lèvres te ne 16 ans nga am. te bu njëkk. 16 ans doo maquillé wu. 16 ans. normalement waroo def maquillage mais xale yi léegi. 16 ans sax sori na 13 ans dañuy maquillé wu. dañoo précoce 13 ans dañuy maquillé wu am na benn âge bu ñuy am seen parents yi dañuy préférer maye leen balaa ñu leen di indil beneen musiba. li olof naan gàcce gu gàtt moo gën bu gudd. xam naa loolu lañ ciy daw rek. parce que tamit jigéen lenn mu ngi ci jigéen kenn mënu ko fiire. kenn mënu ko yemloo kenn mënu ko contrôler parce que koo xam ne nii bu ko neexee mu tàggu la école dem feneen xamoo fi muy dem donc yow wax rek nga mën wax rek nga mën. te GPS rek ci lamb bi mu dugg mu sone su demul école bi nga dégg keng soo déggul loolu rek nga mën xale bi tamit ni muy waxee boo ko déggee man bëgguma ñu bëgg ma forcer may ma ko après ñu ñëw di wax ma nangu mais moom mënul na tëye rek fi mu tëye ay wax warul tax mu nangu parce que ni muy waxee naan man c'est-à-dire bëgguma après mais wax ji sax teguwul maanaa après yooyu gis nga wax nee nañ su feebaree nopp ya koy déglu dafa war a wér parce que am na yenn wax yoo xam ne bu ko nit ki waxee di nga xam ndax kii li muy wax raisonnable na wala déet. man ci ay wax rek laay jàppee nit. ci ni nga waxee laay xamee ne kii li muy wax sérieux na waaye des fois aussi nit dina la tromper ci ni muy waxee. des fois nit dina ñëw wan la sérieux goo xam ne danga naan diw mi xalaatuma woon ne dina def lii wala dina ma def lii donc sûrement noonu lay demee chaque jour donc xale yi nañu def yëfu xale sama genre gi nañu def yëfu xale bàyyi bëgg àdduna bàyyi yenu àdduna bi te régler rek parents yi aussi ñu bàyyi di forcer seen doom yi di leen may ku ñu bëggul parce que lal dafa xat surtout néegu sëy koo bëggul mënoo dëkk ak moom. Aïda loolu du forcer tamit parents yi loolu du forcer xam nga leen la parce que tey jii nga gis sa doom mu am 6 ans yor benn comportement boo xamante ne dangay tit si moom maanaam lu mag yi di def lay def di fréquenter góor yi de gauche à droite dangay wax ba sonn te tey jii imagine toi sa doom nekk en état de grossesse te doom bu jigéen kan lañ koy tuma yaay ji la ñuy wax lépp lu mu def rek yaay ji xam na ci dara moo tax des fois waajur yi jigéen yi ñoom ñooy tiit ñoom ñooy gaaw maye seen doom bu jigéen suñ ne rek bu góor ñëwee rek fëgg bopp seen buntu rek dañ lay naan carrément loo yor rek andi ko ñi may la ko parce que gàcce la ñuy bañ comme noo ko waxee waaw loolu am na tamit waaye na xale yi comme ni nga ko waxee rek na xale yi régler rek suñu régler rek nañ am lu baax. waaw loolu am na tamit. day dem mais day am na. parce que xale yi. damay dégg man ñu naan xale bu sëy jéem a ñëw rek. après dafay defee ne lu ko neex la war a def. parce que li ko doon baale. nekkatu fa. loolu la ñuy faral di wax. te defe naa loolu du wax. man loolu d'accord ma ci. gis nga nit boo dellusee boo demee sëy ba dellusee ci nga gën a war a respecter sa bopp xam nga lu tax dañ lay xale góor yi dañ lay jàppee morceau fobéré passe partout ku dugg génn dootuñu la respecter dootuñu la nawloo yow yaay am sa fulay bopp woddu sa sër ba mu dëgër xam ne ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk sër bépp métier bu góor di def di ci am xaalis jigéen mën na ko def. mais du yëpp nag mais jigéen mën na ko def parce que am na métier yoo xam ne doole lay laaj mais yow lu góor di def rek jigéen war naa mën a ñafe pour def ko nga gën a respecter sa bopp gën a xam fi ngay teg sa tànk mais parents yi ñu bàyyi di may xale yi ci ñu bëggul di leen def mariage forcé surtout. mu ngi noonu jërëjëf Aïda ci rubrique bu am solo boobu noonu mu nekk li nga xam ne nii mooy mariage forcé waaye tamit nee na gis nga bu mu seetaanee vidéo bi joxul directement xale bi raison waaye tamit wax na xale bi nan la war a mën a def waaye tamit parents yi aussi nañuy déglu ñi doom buñ leen gaaw di paraxee nañuy waxtaan ak ñoom. xale yi nañuy def seen âge ni mu tolloo rek. waaw jox leen conseil aussi parce que da ciy baax ngay waxtaan ak toujours sa doom bu jigéen di ko jàngal àdduna waaye tamit loolu day bokk ci yar lii daal moo nekkoon tey lu am solo li nga xam ne moom leen indiloon ci Mbour TV matinal damay jox Binta
mu daal di def résumé tàggoo après ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy yeneen partie. waaye jibi solution bi leen la rek xanaa di encourager jeunes yi rek ñaaxaat leen bu baax a baax ñi am fulla ak fayda mel ni comme Paul parce que moom sénégalais la tey il fait notre fierté parce que moom fu mu nekk États-Unis la mais nga gis sénégalais boo xamante ne def na loo xam ne lu xarañ la parce que lii moom boo ko seetaanee moom da ngay ne déedéet lii nit defaru ko di ko ci santé di ko ci gërëm di ko ne rek li muy def neex nañu bu baax a baax moom tamit moo encouragé jeunes yi jàppale leen bu baax a baax lu mën di jeunes yi bëri tamit ñu mën ko pourquoi pas du ñëw Sénégal mu def fi loo xamante ne jibi ay entreprise lay doon waa kay loolu dinañu neex bu baax a baax ndax seen ñu bëri ñu ngi toog croiser les bras amuñu li ñuy def waaye lii moom su ñëwee Sénégal rek xam nga def ko fii rek dafay daal di avancer dëkk bi waaye développement lay andi si dëkk ñu ngi ko ci gërëm di ko ci santé su ko defee rek jibi dañuy daal di gërëm suñu téléspectateur ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo di seetaan seen émission Mbour TV matinal Ismaïla Mandia nee na suñu crevette bi dina ñëw dégg nga ak jën bi waaw borom port nee na ma waxal Jibi Diop Ndiaye ak Aïda dinaa leen andil surprise seen crevette bi dina ñëw incha allah mu ngi ci ñun Ansou Koulibaly depuis Espagne ñu ngi lay gërëm di la sant Ndeye Jatou Thian Maroc ñu ngi lay nuyu di la sant tamit borom Maroc ak Jibi tey moom dama am anniversaire bu spécial tey sama jumelle de cœur moom mooy anniversaire ñi koy wax Naanu Konté borom Sédhiou borom Dakar borom xolu jama kooku sama nit la sama lépp la dafa baax ci man wax dëgg yàlla ba ma xamante ak moom yàggul dara waaye nit la boo xamante ne balaa nga koy gis rek ndeysaan ba ñi ngay njëkk a gis dafa bëri jàmm koo xamante ne li ma defal mënuma koo wax ndax en direct laa nekk waaye Naanu Konté madame Diallo di la ne rek yow loo dund rek doyul di la ñaanal gudd fan wér-gi-yaram lépp loo bëgg si sa dund yenn la ko yàlla defal moom mooy borom macha allah boutique. madame Diallo yow li ngay souhaité ok jaajëf waaw dama bëgg nga taggal ma ko Aïda taggal ma kii taggal Diallo. waaw merci beaucoup madame Diallo longue vie à toi. bonheur beaucoup de réussite. Diallo ok Diallo ji ordonnance. loolu foor na ëpp na. merci beaucoup merci Binta jaajëf ñu jox Aïda moom tamit li nga xam ne ni moom mooy tàggoo bi ak résumé. waaw tàggoo bi nag Jibi moom xam naa solution bi moom déjà joxe naa ko. parents yi dañ bàyyi di maye xale yi mariage forcé waaye xale yi tamit nañuy def ni ñu toll lool. te bañ di sóoru ñi nga xam ne ay 20 ans ay 25 ans 26 ans la ñuy am ñoom ñu am 17 ans 16 ans parce que ku ko fi def rek sa papa da lay teel a maye doo ci man dara da lay yóbbu far force su nga sëyi da ngay dem kañ ñibbisi waat wala nga dem nekk ca la la neex. kon nañu delloo si seen xel yi bu baax yaay yi tamit ñuy gën di waxtaan ak seen doom yi parce que doom bu jigéen day waxtaan ak yaayam surtout mu koy xamal àdduna bu ñu am complexe. bu ñu am rus ci diggante seen yaay wala seen papa gis nga lu la góor wax mu jaaxal la laaj ko sa yaay wala nga laaj ko sa papa boo koy def di leen jege di waxtaan ak ñoom kenn du la nax ndogalu yàlla nag kenn du ne du ñëw parce que foo mënti nekk rek lu suñu borom bind ci sa ji rek day am tôt ou tard donc nañuy gën di jege suñuy waajur yi di gën di wax ak ñoom di gërëm bépp téléspectateur boo xam ne rek yaa ngi yeewu di bàyyi sa yitte yépp di toog di jàkkaarloog ñun ci seen émission Mbour matinal waaye di remercier bu baax a baax Kër Binta Fashion chez Kumba tey nag moom kaw ba ci suuf lépp ñoo ma dàll ba ci perruque lépp ñoo ma Binta nag tey def ne ma Aïda gis naa la danga am habitude du greffage bu gudd rek tout le temps tey dama lay changer look defal la bu gàtt te waaw ñëpp nag nee nañ jàpp na ma mais dama tàmm bu gudd bi mais nice na trop ñu di ko remercier bu baax waaw tey nag nekkuma fi naan nii ñi koy remercier bu baax a baax madame Diaw yaayu papa ak papi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la wax kontaan naa bu baax a baax bépp nag chemise lu ngeen bëgg nag ci chemise rek am na chemise yu rafet macha allah balage yi lépp daal am na kenn du madame Diaw waa Kër Binta Fashion chez Kumba. merci beaucoup Aïda merci Binta ñu ngi leen di jox dig daje xam naa suba talaata incha allah beneen numéro Mbour TV matinal waaye laata loolu ñu bàyyi leen ak yéen image du jour ngeen seetaan ko bu ko defee suba ñu jël si waat jërë ngeen jëf. merci beaucoup téléspectateurs yi. ok jeex na.